Ousmane Sonko nee na ministre yi ak jëwriñ yi nga xam ne fal nañu leen nañu baral liggéey bi ndax nag yëf yi dafay bëgg daal di jot kon nag dafa mel daal démb bi mu ñëwee moom discours démbam bi mooy na bar ak na dox la Alaaji Modou Diouf. Permettez-moi de vous exposer les grandes lignes de notre feuille de route avec des attentes précises et des échéances à court terme. Premièrement, il faut en finir avec les blocages administratifs. Aucun obstacle ne freine l'action publique. Les circuits doivent être fluides et nous allons améliorer immédiatement le traitement des correspondances et déployer la gestion digitalisée du courrier dans les 3 prochains mois. Les courriers sans suite qui bloquent des projets structurants, c'est terminé. Deuxièmement, tous les projets financés et en cours doivent être accélérés. La primature, en lien avec le BOX, assurera un suivi rapproché pour garantir leur exécution effective. Troisièmement, les projets mûrs et inscrits dans la loi de finances rectificative doivent être lancés rapidement. Les démarches nécessaires doivent être engagées dans un délai maximal de 30 jours avec un suivi assuré par la primature. Quatrièmement, pour les projets en attente, une task force sera mise en place sous l'autorité de la primature et regroupera le BOX, l'APIX, le FONSIS, le DGPPE, l'UNAPP, la CDC et la Direction générale de la coopération. Son objectif sera de finaliser la structuration de ces projets au plus vite. Nous ferons appel à des cabinets privés spécialisés pour accélérer ce travail. Et la DGPPE pilotera cette maturation selon un calendrier accéléré avec un suivi régulier. Le ministre d'État auprès du président de la République assurera l'évaluation périodique de ces actions et rendra compte directement à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cinquièmement, la gouvernance des projets interministériels doit être renforcée. Les projets multisectoriels comme celui du numérique nécessitent une gouvernance claire et partagée. En attendant un modèle stable, la primature abritera les projets impliquant plusieurs acteurs. Sixièmement, chaque ministère devra assurer un suivi rigoureux des engagements internationaux et présidentiels. Des rapports trimestriels sur l'état d'avancement de ces engagements vous seront exigés. Septièmement, chaque ministère devra actualiser sa feuille de route avant la fin du mois de juillet. Ces feuilles de route devront être en cohérence avec les chantiers nationaux en cours. J'attends également des ministères concernés, tels que le ministère des Transports, de l'Industrie, de la Justice, de l'Intérieur, un plan détaillé de mise en œuvre des conclusions des États généraux et autres initiatives. Ce plan précisera les actions, les échéances, les acteurs impliqués, la hiérarchisation des priorités, ainsi que les contraintes et mesures d'atténuation. Je souhaite recevoir ces... mala mi ngi noonu commentaire ak ñu bari ñu nga naan happy birthday Ousmane Sonko kon boog ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire daf mel tey jii la anniversaire am ñu ñaan yàlla mu fekk ko at yu bare yàlla gën a barkeel dundam insha allahu rabbi kon boog monsieur le premier ministre happy birthday Assane ginnaaw bi conseil des ministres wala boog réunion gouvernementale bi daal démb mel na ni ku bëgg ñu baral yëf yi te vision 2050 bi nga xam ne moom la ñuy xalaat yëf yi bëgg nañu door mbiri ku ci jotoon ab liggéey nga daal di baral la ngay def ku ca commencé gul woon nag nga xam ni état bi daal mi ngi say tànk maanaam mbagg ak mbagg ba li ñu lay jox daal mu bar Sénégalais yëpp xam ne yëf yaa ngi dox waaw am na solo son yi bu comme ni nga ko waxee noonu rek Ousmane Sonko tey jii la bisam bu dellu si ñu ngi koy ñaanal bu baax wax na ko sax ni bis bi ka dellu si ne waaye delloo naa leen ko yéen Sénégalais yi waaye it delloo naa leen ko yéen waa parti bi kon nag ñu ngi koy ñaanal happy birthday to you longue vie santé bonheur réussite totale. merci lii da nga koo mokkal de. waaw lii da koo mokkal. waaw ko yàgg def quoi. yàgg anniversaire. dafa yàgg anniversaire. ñu ngi ko koy ñaanal bu baax. di wax ni ko kontaan nañ ci moom. kontaan nañ ci taxawaayam. kontaan nañ ci ab liggéeyam. ak ay ministre waaw yàlla mi nga xamante ni mooy sàmm. yàlla na ko yàlla sàmm. yal na ko yàlla aar yal na ko yàlla suturaal si daraje yonent bi barkeb sunu mag ñi barke liggéeyu waa juróom amiin wax dëgg yàlla kontaan nañ ci taxawaayam ci réew mi tabarkalla kontaan nañ bëgg-bëggam ci réew mi waaye kontaan nañ ak muñam kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di wax ni incha allahu rabbi dinaa ko defal ab anniversaire si kàttanu sunu borom fan yi xéewal amee rek dinaa ko defaral benn anniversaire boo xamante ni dinaa leen si bégal hélas ba ngeen bég bi ngeen xam ne soxlawuñ ko soxlawuñu ko da nga ñoo bëgg a sàmmay mbayaane soxlawuñu ko soxna Xadi soxna Xadi Kebe da nga ñoo bëgg a sàmmay mbayaane comme soxna Xadi Kebe comme jékkuwoo ko yàlla dogal na tey la te jékkuwoo ko alhamdulilah bàyyi mu dem waaw bàyyi mu dem réew mi foofu la toll baal mu dem anniversaire bi moom rëcc na la
man dama ko bëgg a feetee. waa déwén nag ba déwén am xar laa leen bëgg a jëndal. ba déwén. dégg nga xam nga mi ba ngi déwén. am xar. loolu lépp affaire saay non xarum 150 000 rek baax na. ma ne doy na. xarum 150 000 laa bëgg a jënd bëggal leen si. baax na. koy bëgg jàppale soxna Khady Kébé. léegi koy bëgg yéen. Assane anniversaire bi tey la. waaw Assane yow Cissé Assane ñëw ci Cissé bi. man anniversaire Ousmane Sonko fii ba weer wi dee anniversaire am la te bët bi set bëgg naa koo feete ndax moo toll noonu. xanaa peut-être ñi mu ñëw nekk saa yi den nobot xanaa. anniversaire bi maa ngi ci te incha allahu rabi dinaa si jublu. waa ñëwal à partir de sordi bi dinaa si taxaw donte sës na si màggal gi waaye. dinaa si def sama kéemtulaay kartan. waa ñëwal. ñu ñaanal ñoom ñëpp di ñaanal soxna Khady Kébé ku njabootam. amiin. sooy. waaw. lu Ousmane wax nañ baral liggéey bi. waaw. na bar. na bar. waaw loolu day wax dëgg yàlla soññee la bu am solo boo xamante ni ñëpp dañ see war a taxaw mu bar ndax it liggéey bi yeex na lool surtout xaw ma nag mën naa xaa jàllam déet surtout si wàllum justice bi a ca jàllal. waaw ndax it wax dëgg yàlla am na ñu fi arrêté ba léegi seeni mbir leeragut te dafa war a leer dafa war a gaaw boo àttee nit ki xam nga laataa nga koy arrêté xam nga li nga koy toppee kooku nag boo ko arrêté ba nekk ci enquête bi 1 mois war ngaa mën a leeral ay mbiram. d'accord buñ koy daan ko buñ koy bàyyi ko kooku nag kon bu nee na gaaw wax dëgg yàlla dañoo bëgg mu gaaw ñu àtte mbir mi mu daal di leer. ndax ñoom biñ toogee ba léegi sama soxna saa nga nee di Tabaski Ngom mi ngi ci kaso bi. àtte wuñu ko. ah sa soxna la. sa soxna la as soxna la daal soxna. sunu soxna la maam soxna mooy jigéen quoi. jigéen. kii yaa ngi bëgg a feeñ de. non jigéen sama soxna si. allahu akbar. jigéen la soo xamante ni. bi ñuy toogee ba léegi mi ngi ci kaso bi attiwuñu ko mayuñu ko bàyyim néggandiku tëkkaluñ ko lam loolu nag yeexaayu liggéey la ba tey xamu fi muy teg tànkam bu fekkoon liggéey bi bar na bañ ne ko kirtim lañuy jublu ci ay mbiram àtte ko. mu féete boor d'accord kon nag buñ nee na gaaw lu mu war a gaaw la ci bànqaas yépp mu dox comme ni ko Cheikh Tidiane Dièye di defee. comme ni ko Cheikh moom mi ngi baral ndax nawet bi lay njëkkanteel. waaw am na ay yambar sax yu taxaw di kii waaye garaawut ndax ñooñu kenn xamu leen kenn lijjantiwu leen ñun ñeeme seenub dingat ci ñoom lay yem fi ñu toog kooku ñooñu kon ñun faalewuñu leen. mais en tout cas daal na bar. joxe hélas. na bar yow xam nga li nga jël ci. kii bi moo ëpp. li nga jël anniversaire bi moo ëpp lii. anniversaire bi la la téye. anniversaire bi ba pare logoon ci Tabaski Ngom ñëw après ni ma joxe hélas. non Tabaski moom fu mu xaj dina fa dugg. dañ ko àtte de nañ ko àtte baa ma dem toog fa. toog takki sagar kay waaw il faut ñu àtte ko. Assane. non affaire son bi dafa yàgg te metti wóor na yàlla. mais baal noonu rek. mi ngi doxal baal noonu rek. non sis kat daay ta bàyyi leen nag ñu tëj ko bàyyi noonu. daa baax na. Alaaji. noo déggee discours Ousmane bi dafa mel ni daal waxtaan ak njaboot gi nga xam ne jàpp nañ ne war nañ leen a digal ñuy def. daal bëgg na yi fi dox bu baax. bar waaw te dafa am loo xam ni xëy na moo leen di xaar. te am na résultat bu ñu war a jox Sénégalais yi. waaw boo siiwree de da ngay yëg ni premier ministre ginnaaw bi ñu ko ñaanalee mu yàgg a feete anniversaire bi lu bari. amiin. ñaanal ko sunu borom defal ko wér. amiin. yokk ay succès. loolu am na solo. boo ko déglu mu wax mënoo déglu wax ji rek nga wax ji te deltuwoo ci ginnaaw dégluwaat wax ji mu waxoon ak mi nga xamante ne bi noonu la ñëwaatee di wax ak ay ñooñam. da lay bir ne la. ginnaaw bi mu waxee ba pare. wax njëkk ja. waaw. waxtaan am na. lii nag ni mu war a doxalawaat la façon doxalin bi nga xamante ni bi moom la war a teg quoi maanaam ni yëf yi war a demee. parce que dafa waxul rek na bar mais ni liggéey bi war a demee. ak ni mu war a gaawee ak yi nga xamante ni bi moom la ñu war a teg. loolu mooy li nga xamante ni bi moom la ñëw wax niñ ko war a defee. chaîne bi ni mu war a demee ak tamit xamle na ni. fu mu tagee daañu xam ki ko tagal parce que bëgguñu fenn yëf yi tag. li nga xamante ni bi tàmbali nañ ko muy lu baax nañ ci continuer mu gën a gaaw. tàmbali tamit yeggale li nga xamante ni kii tamit ñu tàmbali ko maanaam loolu mooy li nga xamante ni bi moom la wax. boo dégloo discours bi tamit wax na ko
façon ton boo xamante ni parce que ton bi dafa am solo. oui. ton bu ànd ak fermeté. maanaam wane ni ku exigeant la ci li nga xamante ni bi moom lay demander muy ay résultats yi askan wi di xaar loolu lañ bëgg ñu gis ko ci nu mu gën a gaawee. loolu mooy message bi nga xamante ni bi moom la lancé ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy ay collaborateurs maanaam ñi muy liggéeyandool muy bànqaas yi xamal leen tamit ne leen lii ñëw ak yi nga xamante bi yëpp ak yi war a jëm ci président ak lépp ni nga xamante ni noonu lañ ko war a defee da ngay yëg ni ñi ngi ci beneen phase. ni ñu war a dem. waaw beneen phase lañ nekk boo xamante ni bii li ñuy tuddee rigueur ak efficacité. mooy li nga xamante ni bii moom lañ ci kii parce que premier ministre bi mu génnee dafa joxoñ ay mbir. yoo xamante ni bii. mooy bu njëkk ba. waaw mooy génn bu njëkk bi wane na ni am na fu bari foo xam ni yëf yi doxut comprendre nga. léegi nag bi mu ñëwaatee wax na ni nga xam noonu la bëggee yëf yi dox te it dafa war a gaaw. te it nañu gaaw di def rapport yeeg yooyu te it yëf yi nari tax administration bi blocage yi na dakk. yooyu yëpp mooy yi nga xam ni moom la wax. waaw. maanaam yëf yi dafa war a fluide dafa war a. kii di di dox bu baax jàll normal. pour askan wi mën a gis seen bopp ci yëf yi. comprendre oui. donc lii mooy li nga xamante ni bi moom la premier ministre wax maanaam da lay bir ne la kii la nu mu tëddati am na daal yu bari yoo xamante ni am non non dina soppeeku baax waxoon doon naa la wax l'autre jour ne la après yëf yi dana kii xam nga waaj dafa wax ju am solo. waajan dane nit li muy xam dëgg li muy xam lépp du ko wax. mu ne ab dof li muy wax lépp du ko xam. gis nga pareen saay man damay gis ñoo xam ne dañuy défendre le projet. mais parfois léeg-léeg dañuy gis de. mais dafa am yow dul li ngay gis lépp ngay wax. comprendre waaw c'est que soxla wut a pareen saay jaay xam-xam. di won nit ñi ne xam naa. waaw parce que maa ngi lay pousse dafa am yu bari yoo xam ne bii soxlawu ko. maa ngi lay pousse rek ci sujet bi. waaw nga ni ma am na loolu duma ko wax. non dafa am yu bari yoo xam ne man par exemple damay gis ni maanaam gouvernement bi day def loo xamante ni bii tey mais soxlawul yow nga koy wax. ndax xam nga ñoom parce que boo ko waxee. léegi même ñu ne Assane Ngand la wax na lii. mais loolu li muy yàq mu ëpp yow couloir boobu nga ciy am. waaw dëgg la. maanaam li nga ciy am yow bu ko defee ñun non saa yi waxoon na ko. mais li ngay yàq mu ëpp yow. waxoon na ko. dëgg la. pareen saa yi am na lu bari loo xamante ni bi soxla wut a wax parce que da ngay xam ne tamit njiit yi dañ leen a jiital. mais dafa am lu ñu jàkkaar lool. parfois politique day am. mais yow pareen saa yi doo gis politique bi daan ne gis naa ko lii politique la te yaa ngi féeteeg ñoom. waaw. te loolu waru ko wax. c'est pas bien. d'accord. parfois am na yu bari yoo xamante ni bi soxlawul nga koy kii. parce que ki koy def buggul nit ñi gisee nii. yëf yi lii la. dëgg la. comprendre mais en tout cas boo seetee daal en tout cas daal yëf yi incha allah soo dëkk bi bu soobee yàlla dana dem de. dana dem. waaw parce que en phase xuusmaa ñàpp dëgg la gaa yi jàkkaarloo. d'accord. xuusmaa ñàpp international. jërëjëf.